asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi rawatina ñuy suivre IM Télé International Média TV ñëwati nañ suñu émission cercle des idées comme ni ñu koy waxee saa su nekk ku nekk moo fi am place tey nag ñu ngi dalal suñu benn frère di Amadou Diop nekk coach en développement personnel tey ñu war a indi ay xalaat yu bëree bëri jëm ci développement personnel ak wàllu coaching monsieur Amadou Diop ñu ngi am mbégte ak kontaante dalal la fii tey. monsieur Cissé man maa gën a am mbégte kontaante ñëw wuy si tey si émission bi waaw di nuyu ñi seetaan si kaddu asalaamualeykum wa rahmatullah tey ñaan suñu borom di nangu baatu salaam buñ koy ñaan si kaddu asalaamualeykum. jërëjëf salaam boobu di tekki jàmm moo tax ma ak yow tey ñu toog fi. merci jërëjëf ci nuyoo yu am solo yi ñu profité tamit jël nuyoo bi daal di leen koy joxal waa seen mouvement bi nu mu tudd. mouvement 4D. 4D bu dëkk si Moustapha Mbengue Junior bu Kër Massar Sud kon jërëjëf li ñuy njëkk a waxtaanee tey ndax cercle des idées moom saa su nekk noonu la parce que bëriwul lu ñu koy waxtaanee société bi pour nit ñi gën koo xam muy le développement personnel gis nañ ni coach yi yéen a ngi def ku xool seen page TikTok yi dañuy gis ni carrément yéen a ngi joxaat jeunes yi motivation aussi tamit di leen joxaat courage war na tamit léeg-léeg ñu ciy mën a indi ay xalaat lan mooy développement personnel ñu bàyyi la nga présenté wu kan mooy Amadou Diop ba pare ñu doog a mën a dugg ci lan mooy définition développement personnel. d'accord monsieur Cissé Amadou Diop de benn ndaw la comme yeneen ndaw yëpp bu jàngee fi mu war a jàngee maa ngi dëkk Kër Massar nag dëkk Kër Massar yàgg Kër Massar itam parce que fii laa jàngee maa ngi def sama primaire fii nii Saint-Martin-de-Porres Saint-Martin Madame Manga période boobu nag CM2 la yemoon après ba mu fa jugee laa ñëw excellence foofu laa amee bac ba ma amee bac ba pare ma dem defi sama formation en même temps li développement personnel nekk tamit loo xam ni dafa ñëw de plus parce que nit ki looy gën di avancer da ngay gis ni fii nii la la yàlla di orienté parce que nit di nga am li nga bëgg choisiral sa bopp mais au fur et à mesure di nga yàlla da lay wan sa yoon te yàlla moo ñu wan suñu yoon si développement personnel ñu focus si itam 2 ans ngi nii ñu ngi coacher des dizaines et des dizaines de personnes pour qu'ils deviennent la meilleure version d'elles-mêmes mais aussi pour qu'ils aient en réalité le développement de leur leadership donc alhamdoulilah beaucoup de personnes tey dañ may woo naan ma grâce à toi am nañ retrouver nañ suñu confiance en soi loolu rek mooy credo bi en réalité loolu rek lañ ciy wër waaye léegi soo ñu doon defal définition développement personnel moom mooy lan ak lan la mën a yokk nit kuy dund fii ci kaw suuf. Le développement personnel fait partie de la psychologie. Psychologie. Et la psychologie fait partie de la catégorie des sciences que l'on appelle les sciences humaines et sociales. Il y a 2 catégories de sciences. Les sciences exactes, rationnelles. Exemple, maths, physique, chimie, etc. À d'autres catégories de sciences que l'on appelle les sciences humaines et sociales. Nous apparaître lors de la révolution industrielle dans ses effets pervers et collatéraux. Si le Nasarani nañ créé benn science ba nga xamante ne dina nekk en capacité dem jëliwaat nit yooyu noonu indiwaat leen en raison c'est-à-dire qu'il y a un fort potentiel qui dort en l'homme et qu'il faut éveiller qu'il faut réveiller et c'est ça le credo du développement personnel donc pour être plus simple le développement personnel mooy entité boo xam ni mooy yeeli nelaw si nit ki kon mooy fàttali ma sa bopp ma wax la yaay kan. exactement parce que li nga fi wax nii yëpp ci wàllu psychologie loolu lay firi. mooy ñu fexee ba fàttali la yow sa bopp. nga wane yow yaay kan. mooy liy nelaw ci yow. mu fexe ba nekk li nga xamante ni dina génn. kon li ñu fi wax tamit est-ce que ndaw dina mën a xaar ñu jox ko motivation pour mu mën a jóg. li nga fi wax nii ci développement personnel bu xasee nekk ci bopp ndaw. waaw xam nga mën na nekk si yow te doo ko xam. xam nga. Le prophète de l'islam avait l'habitude de dire qu'en chaque musulman dort un 6e sens. Il faut travailler à éveiller ce 6e sens. léegi nag am na ñu bëri ñoo xam ne luy nelaw si ñoom sax xamuñ ko yëguñ ñu sax am na luy nelaw si ñoom. donc faaw ñu yee ko ndax nit bu amul solo amul. nit bu amul njëriñ amul. nit nag mooy réeree boppam. te réer bu gën a mag réeree sa bopp. mais nit kooku suñ koy motiver jox ko motivation naka lay demee. benn da ngay toog di ko conseiller. wala. da ngay def mu gis ko. naka la motivation bi di demee ba mën a yee li nga xamante ni mooy nelaw ci moom. d'abord da ngay ñëw ce sont des exercices. bu fekkee développement personnel dafa am ay pàcc. boo ñëwee tak faaw nga xamal nit ki ni
li ngay wër si man nekkul si man waaye si yow la nekk. faaw nga yee ko si yow. oui noo koy yeewee si yow c'est la méditation. en te posant la question qui suis-je man maay kan. maay kan. man maay kan. maintenant qui suis-je. kon nit dafa war a xam boppam. ah dëggantaan. qui suis-je ne se limite pas seulement à Amadou Diop. mooy lu gën a nekk si yow. yow yaay kan yow xam nga xar bi dafa judd rek ñu mar ko mu doxi soxla. nit da nga ko juddoo mënuloo sa bopp dara. nga commencé di liggéey si sa bopp. di naan qui suis-je nga toog nga méditer man maay kan loolay tax nga xam li nga xam. ak li nga xamul li nga mën li nga mënul. li nga war a def ak li nga war a jomba def. fi nga war a teg sa tànk ak fi nga war a ñàkk teg sa tànk. boo xoolee ndaw yu bëri il peine à se poser cette question. moo tax ñuy dugg tey si ay agression di toog di naan loolu yëpp manque de développement personnel moo ko waral. loolu yëpp manque de développement moo ko waral. mais coach yi lan mooy seen taxawaay ci moment boobu bu dee ndaw ñi tamit tey dañ leen gis ñu féeteerlu aussi au lieu que ñu mën a ñëw gëm seen bopp comme li ngay wax confiance sànq ni nga koy waxee confiance en soi même mooy gëm sa bopp mën a taxaw mën a jël ay décisions. lan mooy seen rôle yéen bu ndaw ñu tollee foofu agression bi insécurité bi en tant que yéen ngeen doon ay coach ban taxawaay ngeen war a am à travers les jeunes. de sensibiliser les gens. de les sensibiliser leen. jéem leen a récupérer. jéem leen parce que la confiance en soi ñu bëri dañ koo bëgg a am. oui. waaye xamuñ ni la confiance en soi c'est une finalité. finalité la. waaw. la confiance en soi dafa am ay étapes yi ngay jaar ba pare doog koo am. li si njëkk c'est la connaissance de soi xam sa bopp. xam sa bopp kon xam sa bopp moo jiitu lépp. moo jiitu lépp man maay kan. question loolu mooy ñëwaat ci définition psychologie bu développement personnel bi. oui xam sa bopp. gis nga ku kenn mënta dimbali mooy ku xamul boppam. ku xamul boppam. ndax xam sa bopp mooy tax nga xam yow lan mooy sa objectif de vie. ton pourquoi. wax nga lu am solo muy objectif. objectif de vie. parce que boo xamee sa bopp rek di nga xam yow len nga gën a bëgg nga désirer ko. oui parce que yow journalisme bii li ngay def. amaan da nga koo désirer. waaw naan da nga koo désirer moo tax. dëgg la tey boo ko désiré wul woon. di peut-être di nga def stage wala nga liggéey foo xam ne duñ la fay dara. dëgg la léegi bu fekk loon ni que amul désir bu nekk si yow. donc tu vas te dire à un moment donné donc lii du ma dama xam bàyyi ko dama xool leneen. te désir boobu pour mu ñëw. faaw la connaissance de soi ñëw. oui. bu si topp c'est la croyance en soi. gëm sa bopp gëm sa bopp. dafa am solo nga nit da ngay gëm sa bopp. gëm sa bopp mooy nga toll fa nga xamante ne tu te dis bis ni ki tey képp ku ma gis respecté naa ñëpp mais képp ku ma gis dama lay jàppee nawle du ma surga kenn. nawle. loolu nag moo gën a jafe ci la jeunesse. exactement. parce que dañuy jéem a dañoo bëgg argent facile. wala boog dañuy dem jege koo xam ne am na dara. ñu jege ko kooku may ñu dara. donc xamoo ni yow boo nekkee si moom boo nekkee moom yaa ngi wàccee sa bopp. gars yi ñoom duñu xalaatee noonu parce que seen croyance en soi moo des. te croyance en soi si connaissance de soi. en soi lay jógee parce que connaissance de soi mooy tax nga xam yow ki nga war a àndal ak ki nga war a jomba àndal. kon milieu fréquentation environnement bi tamit da ci bokk kon. waaw c'est l'endroit qui détermine l'homme. tey jii soo jëloon ndox nga jëlee ko si robinet bi day nekk liquide. waaye boo ko bu nekkee liquide nga jël ndox boobu dugal ko tey si frigo à un moment donné day doon solide. pourtant ndox bi changé wul. endroit bay changé. endroit moo changé si robinet yóbbu ko si endroit boo xam ne dafa am jikko seddaay. mu wàll jikko boobu noonu ndox bi tax ndox bi congelé. c'est la même chose. même boo si defoon bula wala yeneen ak yeneen. exactement du yow mais ndox mi yow yaa ko dugal ci environnement boo xam ne moo ko changé quoi. c'est la même chose nag si nit ñi. c'est la même chose si nit ñi nit ñi tey. moo tax il est essentiel de bien choisir ñi ngay àndal. on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. mais risques yi bu dee ndaw mi. ku mu warta àndal di ànd ak moom lan mooy conséquences yi. ñaari mbir moo am. tey maa ngi yow suñuy ànd. nga baax man ma bon. soit. nga xëcc ma si sa baaxaay. wala ma xëcc la sama bon way te boo xoolee le plus souvent nag contraire bi. le plus souvent da ngay gis ndaw boo nga xamante ne du tux. du naan. di ànd ak koo xam ne day tux day naan. koo koy dugal tey si loolu. c'est ça le problème en réalité si nga xam ñi nga war a àndal. c'est très important nga xam fi nga war a teg sa tànk. c'est très important. nekkul ñëpp nga war a mën a àndal. nekkul nit nekkul ni que képp koo jug da nga war a ànd ak moom. képp ku jug waroo ànd ak moom. parce que da nga war a xam sa bopp parce que da ngay xool sa yaay wala nga xool sa papa. nga xool li ñu def si yow. nga xool éducation yow bi nga am. nga war a xam ni am na yoo xam ne dama ko war a jombale sama bopp. tey su ma la laajoon ban mot mooy définir jomb. en français doo ko mën a wax. oui. donc jomb c'est nous. si ñun la bokk. si ñun la bokk.
moo parce que loolooy tax dañuy juddoo ak moom quoi. exactement di dund ak moom. exactement looloo lay wax loolooy tax nga ni kii de jo fii de jomb naa faa def cigarette bii de jomb naa kaa tux oui alcool bii de jomb naa kaa naan agression jombale naa koo defar jomb naa ko def sama bopp jomb kon lépp ci milieu la. exactement mu ngoog mooy comme ni nga ko waxee sànq muy li nga fi wax yëpp day ñëwaat ci wàllu nawle quoi. nawle waaw mooy dégg ñu bañ la dégg ci lu ñu lay xeebee. exactement wala ñu lay bañ a dégg ci loo xamante ni ku la gis da ciy rus quoi. mu ngoog kon foog nga xam sa bopp quoi. foog nga xam sa parce que boo xamee sa bopp rek. yow di nga jomb def yenn di nga def yenn yi. di nga jomb def mais tey kii jeunesse bi. waaw kañ la ñu mën a taxaw pour mën a prendre des décisions en développement personnel kañ la ñu mën a taxaw pour mën a jël ay décisions parce que loolu tamit dafa jafe trop mooy jeunesse bi dañuy toog tey bu ñu waree def tey sax entrepreneuriat da ngay gis dañuy hésiter mënuma ko aw ma ko damay xaar lépp daal di daje mu mel ni daal la jeunesse comme ni nga ko waxee léegi dem topp ci ginnaaw nit di ko dunguru moom moo leen gënal mais jël décision seen bopp taxawal dara lu mu tuuti tuuti ñu gëm seen bopp mën a am résultat loolu dafay jafe léeg-léeg. parce que dañuy limiter seen bopp. alors que dañuy limiter seen bopp. waaw alors que la seule limite reste le ciel. et personne ne l'a encore touché. mu ngoog. nit ki foo yem rek yaa fa yemale sa bopp. gis nga tey su ma newoon man fii laa yem. fii laa yem dama ko mus a dépassé. mais boo limité wul sa bopp nga ne man lépp loo xam ne tey jii nii liggéey lépp loo xam ne tamit ñafe. moo koy may doomu aadama dinaa ko amal sama bopp. il suffit juste nga am idéologie boobu noonu dootoo dunguru benn nit. parce que qui paye ton café te commande. oui. qui paye ton café. te commande. oui. bu fekkee ni que man si yow laa yaakaar. waaw boo ma nee jaaral nii fa laay jaar. nga ne ma xoolal nii fa laay xool. parce que sama intérêt si yow la ne. parce que su ma lay fayal café moom chaque jour moom. waaw maa lay commandé moom. dëgg la moom la olof di wax naan ku ëmb sa sankal. ëmb sa sutura. dëgg la waaw mu ngoog. kon noonu la demee kon. foog ñu gëm suñu bopp mën a jël li nga xamante ni moom mooy décision yi ak ni nga ko waxee mooy la jeunesse dañu limiter seen bopp trop dañu limiter seen bopp bu baax a baax a baax mais war nañ mën a ñëw di mën a jël suñuy décision quoi pour wane ni ci société bi la ñu mën a bokk waaw ñun boo xoolee Sénégal fii nii ñi ngi wax ressource bu nekk way pétrole gaz waaw et cetera buñ doon lim tey fii la ñuy fanaan mais suñu richesse bu gën a mag mooy ñun les jeunes parce que boo xoolee tey développement bu amee certes am nañ pétrole. mais si bu fekkee amuñ des jeunes capables de son exploitation. du ñu jëriñ dara. faaw ñu demaat si formation des jeunes. formation des jeunes. dafa am solo parce que dëkk ndaw a koy defar. oui. dis-moi wax ma ban jeunesse nga am. waaw nga am je dirais ban dëkk ngay am. la jeunesse c'est le credo en réalité du développement de ce pays. des fois jeunesse yi xam ni. Le développement de ce pays nous incombe à tous. Il faut que chacun y mette du sien pour le pays se redresse. Oui. Gis nga développement nag bu loof yow kese mënoo ko yëkkati man kese mënuma ko déedéet dañuy doon 5 dañuy doon 5 ñu mën ko yëkkati ku nekk jàpp si côté ñu ne prip ñëpp yëkkati loo daal di ànd ak moom loolooy développement kon dañuy booloo waaw day am considération exactement ki war a développer mooy foog ñu boole ko ci faaw ñu boole ko ci kon du kenn kese exactement waaw léegi nag ban tey bu doon ban vise lañ mën a tijj mu nekk loo xam ne mooy déclencher développement de la jeunesse parce que dañuy gis ni président Macky Sall événement mars yi bi mu fi amee dafa ne déglu naa jeunesse bi mais fu mu mujj dafa mel ni dégg boobu moom ndaw ñi déggoowuñu beneen bi si topp président Abdoulaye Wade bi mu ñëwee dafa ne la jeunesse il faut travailler beaucoup travailler gis nga mais gis nga fi mujjee la jeunesse président Diomaye bi mu ñëwee tamit dafa def priorité li nga xamante ni mooy jeunesse bi pour seen développement lan mooy problème bi ban vice la ñu mën a tëji mu développer jeunesse bi en tant que coach la formation des jeunes d'abord parce que nit ki formation ba tey dafa am solo faaw mu xam ni faaw nga former ko pour mu mën laa jëriñ dara kon jàng rek doyul jàng rek doyul te surtout suñu jàng bii suñu jàng bii boo xoolee du la may savoir faire waaw Sénégal rek lañu gis jàng ba am doctorat defiwaat formation justation c'est grave ce qui se passe dans ce pays jàng ba am doctorat c'est grave ce qui se passe defiwaat formation c'est grave pour nekk spécialiste pour nga mën a spécialisé wu donc ñun nan lañ bëgg defaree Sénégal te defaroon suñu enseignement nan lañ bëgg defaree Sénégal te defaroon suñu jàng bi foofu lañ war a commencer d'abord Corée du Sud
bañ amee problème ñu pour seen développement. dañoo toog ñu woote benn assemblée générale. ñu ne ñun de dañoo bëgg développer suñu dëkk. oui waaye amuñ les fonds. jigéen ñi dañoo dagg seen i karaw. oui def ko ci ay conteneurs yóbbu ko États-Unis ñu jaay ko ba pare ba xaalis bi ñëwee ñu ne lan la ñuy def ci xaalis bi. jigéen ñi dañ leen ne nañ ci tabax ay école former suñuy ndaw. tey Corée du Sud xoolal fuñ toll. te foofu lañ war a toll. jeunes yi nag boo leen formé ba pare dañ leen di utal liggéey. parce que le travail nous éloigne de 3 choses. l'ennui, le vice et le besoin. tey ennuyé boobu noonu jeunesse bi di def moo tax lu bon mën leen a këf. jeune boo xoolee jeunes yu bëri heure bi amuñu xëy. dañuy doxee dañuy toog dañu am jot quoi. exactement foo romb grand place bu njëkk ataay moom nga daan wax mais léegi café. foo toog jeunesse bi am nañ sax place boo xam ne fa la ñuy daje def fa seen café. jeex na mu ngoog. léegi kooku noonu tey bu fekkee ni que dawoo récupérer ko. société bi da koy yàq. da koy yàq. bu fekkee dawoo récupérer ko ak influence bu am ci société bi. ak nit yoo xamante ne amaana seen éducation dafa des. kooku ñooñ dañ leen di yàq. te bu fekkee jeunesse Sénégal dafa yàqu ñun duñ mës a développer. l'ennui, le vice et le besoin. le maanaam gis nga nit ki boo ko ñettee ba muy am as tuut bu mu fajee ay soxla kooku dootul wutati leneen dootul dugg ci agression. li may fàttali nii dafa am ñu may dégg ñu koy xam mooy les pédagogues. dëgg la dañu naan xale soo ko liggéey loowul mu liggéey loo la. yaa koy créer espace boo xamante ni moo koy occupé. exactement mu ngoog. xam nga xale xal la xal. xale. waaw moo bi da nga ciy sentir xal mooy lu tàng. te lu tàng loolu kenn mënu ko téye kese. kon ndaw dañ ko war a encadrer. ndaw da nga ko war a encadrer. ndaw da nga ko war a am benn environnement. boo koy teg boo koy teg. pour mu mën a épanouir. mu am benn épanouissement buy ñëw. loolu da lay dugalaat ci éducation. te parce que ndaw bi dafa am fu mu jëm. waaw nekkul rek ndaw damay dégg benn philosophe mu ne. la maturité se confirme par la diminution de ses désirs. dëgg la bu demee ba sa bëgg-bëgg di wàññeeku mooy sa mageel jege si. dëgg la kon balaa muy egg foofu war a nekk l'homme honoré celui qui honore les autres. ki ñuy respecté mooy ku jox boppam cër. kon war na mën a am comme li ngay wax sànq benn encadrement boo xam ne bu sérieux la. parce que xal boobu dafa tàng. mun na lakk boppam mun na lakk société parce que li ma wax sànq. boo ko joxul liggéey mu liggéey loolu. day agressé bu agressé fu mu jëm la société. lan mooy ñëw ci moom pénal kaso da jëm. aussi tamit ke papaam dootul am jàmm yaayam dootul am jàmm frère am sax dootul am jàmm ñaata jeunes ñoo fi jëfandikoo alcool rey seen frère. mu ngoog léegi ma bàyyi la nga continuer. loolu tamit da lay indi si. xam nga tamit ndaw bi tey lu tax situation bi demee nii. responsabilités yi dañoo bëri. première responsabilité man je peux dire les parents. les parents n'éduquent plus. la première maison éducative. qui est la mère. elle a démissionné de ses fonctions. mère yi dañuy liggéey léegi de. waaw loolu laa la foofu laa bëgg a ñëw tey jii les femmes travaillent au même rythme que l'homme. góor du projet ah. gaa baax na parce que peut-être Sénégal moo toll wala monde bi moo toll fu metti foo xam ne benn loxo kese yorul kër. mais est-ce que li ngay sacrifier jar na ko. dëgg la bu fekkee tu travailles de 8 heures à 18 heures. 8 heures ba 18 heures est-ce que xam nga say doom si lan lañ nekk. dëgg la. te bon bi rek lañ koy bàyyee. moom lañ koy bàyyee te bon bi am kenn moo la wax ni am na ay jikko. yu baax yu muy transmettre. parce que bon bi boo ñëwee mën na la wan ay jikko yu baax de mais boo demee xamoo lan moo nekk si moom ndax nit dafa foo. mën na la wan tey lii ne la man nii la nga yegg gëm ni moom nii la mel boo demee xamoo yan jeexital lay def ak say doom. te gis nga bis boo sàgganee sa éducation doom. boo demee ba tubaab dàq la. ñu naan la da ngaa retraité. retraité tuddul noonu. tubaab moo la dàq. moom moo la dàq parce que amatoo ay capacité intellectuelle. moo tax ñu neen la da ngay tu vas faire xam nu ñu koy waxee noonu. tes droits dans avec une pension de retraite ak yu demee noonu. tubaab moo la dàq. dëgg la ndaxte amatoo capacité intellectuelle pour dékku. léegi gis nga bis bu la boo tollee ascension boobu. nga soxla noppal. doo mën a noppal. ndax di nga jaabante gendarmerie ba sonn. te boo xoolee rek da ngay jéem a jiñ société bi wala nga jéem ko jiñ état bi te boo xoolee nga def introspection. di nga gis ni en réalité faute bi aussi si yow. ci yow la nekk parce que yar ba mu jotee. defoo ko say defoo ko. yar ba mu jotee defoo ko. bien vrai que ni liggéey am na solo. mais da ngay def juste milieu. li ngay wax ni dafa ma fàttali sama benn xaritu commissaire bi ñu àndee di liggéey ma yor communication am. benn bis dama dugg bureau am kaas bu metti ma ne ko non éléments yi lu ñuy def nii affaire yooyu mu ne ma góor a
ñun bu ñu nekkee école police di yar ñu ñuy jàngal dañuy jox jikko formé ñu normal mais bi ñu ñëwee mu ne ma heure bu ñuy dem ndax doo gis man ma def briefing ma ne ko mu ne ma dañuy fàttali corps bi ku ci nekk jikko bi nga war a am ak citoyen yi nga différencié wu ak ñoom mu ne waa léegi nit jikko bu mu am këram est-ce que jikko boobu police mën na ko sensé mënu ko mu ne ma mënu ko sensé mu ne ma affaire bi noonu nga koy déggee noonu nga koy comprendre mooy nit mën nañ la former nga génn mais sa jikko bi ngay am jikko boobu kenn mënu ko changer moo tax li ngay wax nii daf koy firnde kon yéen seen liggéey li leen di gën a yombal mooy éducation de base dafa nekk loo xamante ni dafa am solo mooy responsabilité des parents te li ngay wax nii dama gis tamit les triangles de force muy wàllu yar direction bi dafa nekk li nga xamante ni mooy parents yi bu ñu lajjee rek xale bi am na lu mu ñàkk na lu gën a am solo bu demee ci école bi fekk fa lu mu fa war a fekk tamit mu génnaat ci société bi gën a dof pour nga am jeunesse boo xamante ne dinañ mën a réussir ëllëg dina nekk loo xamante dafay des. ndaw bu amul ay jikko yu dëgër bu génnee société bi du ko mën a recadrer. wax nga lu am solo. ndax gis kon éducation jikko la. yar jikko la. waaw jikko tey boo koy dagg parce que moo boo ko bëggee comprendre da nga koy dëpp wala nga dagg. way si yenn mooy da nga koy dëpp mais jikko boo ko daggee. dans jikko yaa ji. ji mooy semer en français. oui semer tey booy planter dara da ngay semer graine bi mu jug. semer lan ngay semer si nit ki. ay jikko ngay semer si nit. te kan mooy semer jikko yooyu si nit bi. si yaay ji la. si yaay ji loolu tax dañ naan tànnal yaay ju baax. dëgg la. ndaxte damay dégg olof di wax loolu. damay soo jiwul temps Seydina Omar la. waaw day ñëw indil ko benn xale bu am 7 ans pour mu yàq ko. mu ne ko non wees ñu dem indil ko ku am 2 ans pour mu yàq mu ne waat wees. oui le prophète la sax Mohamed. le prophète exactement. ñu dem indi waat ko. koo xam ni. mi ngi soo koy judd. mu ne déedéet wees na. keneen ki waa ji di dem ku mu dendaloon ne ko est-ce que doo ko laaj. doo ko laaj mu ne ko yar ba sa yaay jëlaw. da ngay tànn sa moo tax. kon xale avant muy judd lañ koy yar. lañ koy yar ci tànn yaay ja. ci tànn ji. ci tànn yaay ja moo am solo. dëgg la. oui tey grands hommes yi ñuy cité fii nii yëpp surtout Sénégal tey suñu mag yu baax. mais ñun jeunesse bi suñuy takk beauté moo tax ñuy takk xale bi dafa rafet xale bi dagg bi baax na xale bi su rombee xale bi su waxee léeg-léeg sax mu wax moo bi air carrément yow affaire bi sarme la benn sarmante mais kon problème mu choix yooyu ñuy am léeg-léeg ci yaay yi tamit ñun jeunesse bi lan moo ñuy bloqué. waaw parce que dañoo am inconscience bu am. inconscience. ki ngay takk. pour mu doon sa jabar c'est pas seulement sa jabar c'est aussi la mère de tes enfants. ñi ngay tànn pour mu doon sa jëkkër c'est pas seulement sa jëkkër c'est aussi le père de tes enfants. donc le choix ne doit pas seulement se focaliser sur la beauté. oui parce que boo ko defee rek égoïste. yow taar bi ngay wax nii fii ak 50 ans day deñ. amaana tey forme bi mu am nii bu amee ñaar ñetti doom day deñ. mais yow daa am tamit li la war a bàyyi si moom. li la war a bàyyi si moom mooy jikko bi. la war a bàyyi si moom mooy am na ay qualités yu incommensurable wala nga ne kii de wóolu naa ko si sama yarinu doom. donc le choix ça incombe en réalité. oui kon daal base bi mooy ñëwaat. mooy éducation de base bi li ci njëkk mooy nga tànnal ko yaay boo xam dañ koy yar seen kër. exactement pas nga xool ay beauté. parce que beauté lenn la ñëw moo tax sax dañ naan en philosophie amul définition. lan mooy mbëggeel mooy ku ci nekk yow yaay xool rawatina bi ci gën mooy bi islam indi mooy tànn koo xam ne dafa am jikko ak diine. dëgg la waaw parce que di nga mën a am tànn loo xamante ni lu kii la mais dinañ pause tuuti ci développement personnel bi ndax dinañ ci ñëwaat parce que nee nga ma confiance en soi mi finalité la. waaw moo ci gën a tuuti léegi côté leadership bi kañ la ndaw bi di incarner leadership ba faaw moo xam ba pare tamit nga indil ñu définition lan mooy leader ba pare ak lan mooy leadership. parce que tamit ñu bëri dañ koy laaj dañ di dégg leader ñii di wax leadership mais kenn xamut lan mooy leader ak lan mooy leadership quoi ñu bàyyi la nga développer foofu. leadership mooy luy incomber un leader. maanaam leader c'est la personne. la personne. kooku mooy leader. waaw la personne mooy leader. oui léegi ay méthodes yu muy doxalee. mooy leadership. waaw. un leader doxalin bi mooy leadership moo koy incarné moo koy incarné. le leader nous vient du verbe anglais to lead. oui qui veut dire mener. diriger. oui donc un leader c'est un meneur. un dirigeant. un leader c'est une personne. qui a la capacité d'influencer. d'inspirer. de motiver. un groupe. afin qu'il obtienne des objectifs communs.
kon moo yor direction bi. exactement vision bi moom la ñuy xaar. képp mais li nga wax sànq dafa am ay collaborateurs yoo xam ne dafay ànd ak ñoom. moom yan capacité la war a am en tant que leader. intellectuel d'abord. parce que dañuy naan parce que leader dafa yomb dafa yomb ni ñu koy déggee Sénégal. leader la. dëgg la mais yan capacité la war a mën a làmboo. pour mën a atteindre objectif am. parce que comme ni nga ko waxee léegi mooy dafa yor direction. am benn vision. naka lay def ba egg ci vision boobu yan capacité la war a am. xam naa après dinañ ñëw ci qualité de. ci qualité de leader yi way dañuy def entre parenthèses rek ñu kii boobu ñu ñëw ci qualité leader. moo tax nga ni c'est un terme un peu galvaudé. oui moo tax yan leader yow ngay moo ñoo lay inspiré bëri na. oui bëriwul non. parce que ñëpp ku jóg day bëgg na leader bi est-ce que. dañuy jóg tey mais dañuy daanuwaat. exactement leader da nga war a am d'abord capacité d'intellectuel. oui am une forte capacité d'écoute. une forte capacité d'écoute. tu dois être empathique, philanthrope. Leader da nga war a am. dugg ci qualité yi tuuti mooy. une vision claire des choses. maanaam y a pas de vent favorable à une personne qui sait pas où il va. ku kenn mënta dimbali mooy ko xamul fa mu jëm. kon leader day xam fu mu jëm. da nga war a xam fi nga jëm. nga xëy rappeler wu à chaque fois sa bopp. nga ne tey bii je donne un exemple de coaching bu gën a simple ci ndaw ñi. toogal nga ni tey bu opportunité yëpp taxawoon tey. si lan laay nekk un leader. tu prends ton bic. et ta feuille nga bind ko. nga commencé see xalaat. après boo amee vision ba pare. beneen bi mooy. le fait de faire le premier pas. waaw. premier pas mooy le fait de sortir dans ta zone de confort. Des études de l'université Harvard ont montré que 90% des personnes sont prisonniers dans leur zone de confort. et loolu moo leen di empêcher ñu exploiter leur plein potentiel. donc c'est important. nga sortir dans ta zone de confort. te premier pas boobu ak am solo. ndax boo ko defee. premier pas boobu. boo ko defee su dee da ngay gis deuxième pas bi ñëw. troisième pas bi ñëw quatrième pas bi ñëw. et au fur et à mesure ngay franchir les étapes. sa estime ci sa bopp day yokk. tu deviens beaucoup plus productif. et beaucoup plus créatif. mais étape boo xam ne nit ñi dañ lay xool ne la. mais monsieur Cissé temps yi looy naan. temps yi looy tox tellement que dañuy yéemu. quoi capacité bi nga am pour franchir les étapes. mu ngoog. te loolu la koy may mooy avoir une vision très claire. mu ngoog gars yi dañu jàpp ni da nga am physique trop da nga ci nekk quoi. du loolu. du loolu. fekk li nga àndal la ak li nga incarné. boobu day ñëwaat si. le désir de le faire sànq maa ngi la koy wax. yaa ngi koy wax sànq. le désir de le faire c'est très important. le désir est plus fort qu'un simple plaisir en psychologie. un simple plaisir boo ko satisfaire. da ngay naan suba naa ko def. ndax suba. mais un désir. doo noppalu tant que satisfaire oo. jeex na. doo noppalu tant que satisfaire oo. premier c'est la vision. beneen bi c'est le courage. le courage. le courage. kon leader day am courage. non. sama mentor dafa ma doon wax ni. courage devrait s'écrire avec 2 R. ma ne ko lu tax mu ne ma courage c'est le fait de courir avec beaucoup de rage. ma ne ko ban rage mu ne ma la rage de vaincre. ma ne ko ban rage mu ne ma la rage d'accomplir. ma ne ko ban rage mu ne ma la rage de réussir. avoir la qualité de courir avec beaucoup de rage. c'est très 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 important. mais développement personnel ndeke nii la neexee. faaw ñu may naan faaw ñu sax actuellement nii boo xoolee jeunes yu bëri ñu ngi siy gën a focaliser wu. non foog ma ñaan. sama ñoom Amir ak ñoom Dame. ñu may ñu benn émission boo xam ne uniquement dañ koy def maag yow développement personnel. incha allah dinaa léegi ñu bàyyi la continuer. ak leader la rage de vaincre. la rage d'accomplir. c'est très important. te gis nga courage moo lay permettre. tey nga fekk ay mbir ñu ne ñëpp yoon ñi fii la ñëpp war a jaar. yow nga ne déet du ma fi jaar. parce que boo bëggee am lu kenn courage moo lay may loolu. boo bëggee am lu kenn amul da ngay am fitu def lu kenn deful. boo bëggee am lu kenn amul. mais li ngay wax ni gëm-gëm yaxin da ci duggaat la confiance day ñëw. confiance quoi. day ñëw ba pare ñii am nañ lii mais man dinaa liggéey en plus. je donne un exemple. benn anecdote la ban la dal. bañ doon def concours prise de parole en public. prise de parole en public. ku ñu doon diriger dañoo ne woon. booy taxaw da ngay taxaw écarter les say tànk def nii say loxo xool tuuti. théorie quoi yu demee noonu. yàlla def ñu nekkoon 7. man maa waroon mujjee presque. ma gis 7 yëpp 6 yëpp bañ ñëwee. même méthode bi lañ adopté. et pourtant discours bu am solo lañ tenir. mais il n'avait pas le public.
dañ leen limité. dañ leen a limité. ma ñëw rek franchir tous les étapes. way jël micro bi téye. dox. dugal humour ñëpp ree. ma doon social. balaa pédagogique di ñëw jeex na. loolu tey courage moo la koy may. way Steve Jobs. way qui est le fondateur d'Apple. courage moo ko may li mu may. li mu am. parce que ba mu ñëwee dafa gis Nokia nekk fi. ñu def ay touches ak yu demee noonu. mu ñëw réformer. gars yi xam nga lan lañ ko doon wax. lii joué la xale yi ñoo koy jël. temps yooyu Nokia moo doon occupé 54%. je répète 54%. des ventes de téléphones. des téléphones. léegi Nokia boobu Nokia amoon na doole. waaw léegi Nokia xam nga ñaata lay occupé. 0,6%. mu ngoog. iPhone xam nga ñaata lay occupé. 54%. kon courage moo may loolu iPhone. le courage. beneen bi c'est le courage. wax naa la vision. le courage. beneen bi tamit. mental foog naa war. mental day ñëw. day ñëw d'abord si mental bi. parce que ku am courage xool sa mentalité tamit. mental ban mental nga war a mën a àndal. dëgg la dëgg la xam nga mental tamit day ñëw tamit si préparation bi ngay amal sa bopp. bi ngay amal sa bopp parce que nit faaw nga préparer sa bopp ba pare. comme wax moo yem rek. ku mënta wax ak boppam du mën wax ak nit ñi. ku amul problème wax ak boppam du am problème suy wax ak nit ñi. kon mbir mi lépp leader bi la. lépp leader bi la. parce que même mental boobu pour nga mën a doxal foog nga am courage. parce que tey côté mentalité boobu sa collaborateur dañuy ñëw léeg-léeg ñu décourager loola. ne la yoon bi metti na. affaire bi tar na kenn xamatul li ngay nuróol. boo amul benn mental bi rek doo mën a dem. te courage boobu. waaw te am na tamit beneen qualité. mooy la communication. c'est très important. gis nga dans ce 21e siècle. am na 4 ingrédients. si biir 4 ingrédients yoo xam ne ku ko amul tu es handicapé sans pour autant le savoir. yaa ngi développé nag. communication daf see bokk. communication. waaw gis nga mën nga nekk ku gën a muur si àdduna. mais si tu n'as pas la capacité de communiquer ton expertise. kenn du ko xam. te un leader tu dois avoir cette capacité-là de bien communiquer. Madame, yow ni ngay communiquer ak nous cette personne-là autoritaire de communiquer du doon benn. Je donne un exemple. tey bu fekkoon dañoo teg fii boolu ceebu jën. te yow doo ko lekk. tey su ma nekkoon une personne autoritaire. amaana ma jiite la. damay ñëw ne la kaa ñu lekk. ne la par force da ngay ñëw lekk. amaana boo ñëwul yaa ngi naan su ma ñëwul tamit mën na am ay punition yu may fekk si gannaaw. léegi tey loolu mooy communication d'une personne autoritaire. leader du communiquer noonu. tey leader day ñëw ne la ceebu jën Penda Mbaye. suñu plat national. est-ce que xam nga ni ceebu jën fu ñu ko tudd xel yëpp day ñëw si Sénégal. te yow sénégalais nga. Penda Mbaye ba muy togg ceebu jën. daf ko doon togg ak empathie. togg ko gëm-gëm. toog kook benn maîtrise bu incommensurable. tey jii nii lii nii da nga war a jël sa kudd ñuy dànk si ceeb bi di lekk. di dagg si jën bi di lekk. ndax li nga doon boo ko bañee dafa fekk nga gën see ñaaw. tey su ma waxee ak yow nii da ngay ñëw leen. nit di xoolaat boppam. kese. kon li ñu fi wax léegi communication action la buy transformer la situation. jeex na kon moo koy transformer. exactement léegi kon loolu dafa dépendre ci kiy wax li muy jokkaleeg ak kooku. voilà mën nga xiif trop. mais ni ñu communiquer ak yow moo tax nga des ak sa xiif daal di gedd. kon nit mun nga suur tamit mais nit ki ni muy communiquer ak yow mooy tax nga ne xaaral ma ñam. kon communication am na solo. c'est très important. waxagum nga communication des na 3 yan la. waaw wax naa si vision. wax si courage. wax si communication. wax détermination. la détermination. man c'est le mot français que j'adore le plus. waaw. détermination. gis nga ñaa ngi wax sànq ay. nit ki dañ lay jéem a décourager loo. waaw loolu ku déterminé wu. décourager loo. parce que dans la détermination il y a les 2 E. l'engagement ak l'exigence. dans l'engagement. mën nañ wax défi. un défi on ne l'impose pas à quelqu'un. c'est la personne elle-même qui se l'impose. mi ngi mel ne nga ni man mooy exiger boppam. exactement. mi ngi mel ne nga ni tey man sama télé bii nii. dinaa dem ba ñëpp di ko dégg. loolu. défi la yow yaa ko imposer sa bopp te gis nga bis boo ko imposer sa bopp saay soo xëyee di nga ne lii nii ma imposer sama bopp ban pas laay teg tey. parce que ce qui compte ce n'est pas la longueur du pas. c'est le pas lui-même. c'est pas la longueur du pas. c'est le pas lui-même. Martin Luther King l'objectif est de voler. Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais quoi que tu fasses, continue d'avancer.
foofu lañ war a toll. kon foog nga oser. foog nga oser. oui déterminé moo lay yóbbu lépp. est-ce que détermination waa audace boobu nga wax. est-ce que xeex ak wala concurrence koo xamante ni am na détermination jot ko dina yomb. du yomb. parce que li mu àndal ak détermination boobu mu am. xam nga tax du yomb. waaw oui. parce que ki ngay concurrence kooku noonu. waaw saa su xëyee benn concurrent la. waaw muy boppam. muy boppam. saa su xëyee mi ngi naan nan laay def ba raw ki ma nekkoon démb. oui xam nga kooku yéen ñaar du ngeen benn. oui. tey jii boo jëlee benn élève buy jàng. muy concurrence ak moroomu élève am yi. amaana kooku day am tey 15. day am tey 15. ne mais du content. oui. parce que mi ngi yaakaar ni mi ngi gis ci wetam am ko am 16. wala am ko am 17. prochain devoir mu ñëw am 14. waaye content parce que moo am meilleure note. oui lu mu constaté wul mooy ay notam mi ngi wàññeeku. la seule personne à qui tu devrais être en concurrence c'est toi-même. nit bi nga war a concurrencer c'est la personne que tu étais hier. te waaw mooy fi nga nekkoon démb. nga nekkoon démb nan lay def ba raw ki ma nekkoon démb. waaw waaw même loo taxawal lu mu jafe-jafe danga naan bi ma koy sos démb. ba ma koy sos démb. te kenn xamuma woon. billaay nit ñi daw si nañ. ma imposer sama produit. billaay tey même bu ma amee concurrent naa xool bi ma koy sos démb. kon démb am na solo. dafa xamal tax mu am solo. oui képp koo gis bu génnee ndiraat mi topp ko. oui képp koo gis bu génnee ñëpp bëgg photo ak moom. ñëpp bëgg vidéo ak moom. mus naa wéet ba mel ni néew si biir bàmmeel. wéet di jooy. billaahi wéet jaaxle jàpp bopp. yàlla xam daal di tiit. yàlla xam na ko mais c'est dans cette solitude qui se transforme. c'est dans cette solitude la benn force intérieure force mentale bu incommensurable buy am tey si moom. mais professeur Abdoulaye Bousso loo leen bokk. bokk dara lu bëri. damay gis parce que man damay jàpp ni tey dama toog ak sax professeur docteur Abdoulaye Bousso. ndeysaan parce que foog naa war nga ko xam. docteur Abdoulaye Bousso. le grand kii coach en développement personnel. ñoom suñuy. waaw parce que ñoom rang boobu la ñoom Vito génneeg yeneen gars yi ñoom cuun mu ngoog ci rang boobu la ñu génnee. mais si wàllu concurrence boobu noonu nga wax. loolu moo lay yóbbu sax yow danga naan ñeme naa concurrent nañu ñëw waaye man xam naa li ma détermination bi ma àndal kenn ñemewu mais pourquoi ñun ñu yor jikko bëgguñu wujje ci suñuy produits yi ñu am bañ a imposer suñu bopp lan moo da jikko parce que gis nga ni tey la jeunesse kenn day ñëw teg benn produit comme tey par exemple ñun ñu am groupe de presse télévision beneen groupe de presse nekk fi ñun ñëpp ñu nekk ñoom li ñu jàpp ni dañuy jàpp ni ñii dañu war a fiire ñii dañu leen war a mën a baare mais est-ce que ñooñu lan moo tax respecté wuñu seeni produit ba mën a jàkkaarloog seen yeneen groupe de presse lan moo tax jikko boobu di nekk léeg-léeg ci ñoom mu mujj ci xasante ak yàkkante der. la peur. la peur parce que yaakaar nañ ni yow boo ñëwee. waaw da nga leen di raw. te xamuñ ni nit ki tant que yaa ngi concentré wu si keneen lu muy def. si li muy def yow doo mës a avancer. oui concentre-toi sur toi-même. kon la peur baaxul. la peur c'est l'ennemi en réalité du leader. la peur c'est l'ennemi de la personne baaxul. la peur. baaxul moo tax nit da ngay am audace. nit da ngay am gis nga audace mooy tax doo limiter sa bopp. oui audace mooy tax da doo naan fii laay yem. parce que maa ngi lire benn livre. Barack Obama. mi ngi koy tuddee. l'audace d'espérer. the audacity of hope. muy livre bu am solo. da lay jàngal ni que nit waroo ñàkk audace ci sa bopp. audace boo ko amul mooy tax tey à chaque fois da ngay naan fii de bu amee keneen koo xam ne damay concurrence damay ñàkk. faaw ma jéem koo yàqal. jeex na moo tax ñuy dugg ñoom ci lu ne. te tant que yaa ngi am idéologie boobu noonu tu vas jamais avancer. parce que damay gis ni saa su ne dama koy seetlu lu bëri. mooy la jeunesse concurrence daal ñemewuñ ko. te man dama gëm ni li nga ko waxee léegi audace boobu da nga war a ñeme jàkkaarloog sa wujju. waaye boo leen jàkkaarloo dégg ne waa ji de ñoo bokk lu ñu yor waaye am na loo xam ne maa ko ëppale. dëgg la ngeen concurrent nga dem sa yoon. noonu la war a mel. way faaw nga xam d'abord li nga yor. way boo xamee li nga yor. nga xam yow tamit sa bopp. sa bopp. kenn du la mën a perturber. parce que c'est l'instant où tu vas te dire que. bis ni ki tey du ma surga kenn. ku ma gis naw la laa lay jàppee. ku ma gis naw la laa lay jàppee. mais kon li nga fi wax léegi nii tey kon leader du discours kese mais discours la ak parcours. dafa am solo. dafa am solo. parce que mën nga tenir benn discours boo amul parcours bi duñ la. du dem
mën nga tenir tey benn discours parce que kaddu suba mën nga juum. kaddu mën nga juum suba. mais bu ñu kon xoolee leader du kaddu kese. du kaddu kese. dafa am tamit mais fii nag dañu jàpp ni leader kaddu la discours bu neex def conférence de presse am sa ñetti nit wax leen suba nga fay. kon leader parcours la ak discours. ak discours. ce sont les deux choses cumulées. parcours discours. ak tamit discipline. discipline. parce que gis nga y a une différence entre la motivation et la discipline. la discipline. La motivation c'est ce qui te donne envie. alors que la discipline waaw motivation lay jox lu lay xam nga tey mën nga motiver. mën nga motiver ne damay dem salle. waaw damay dem commencer entraîner. mais gis nga bis boo ko defee 5 jours motivation bu dañee. boo amul discipline dootoo doo dem. mën nga motiver ne dama bëgg dugg ci entrepreneuriat. boo duggee am ay problèmes yu ci am. parce que entrepreneuriat noonu la mel. waaw dañ naan la entrepreneuriat sax daanu bu saf boobu nangu ko. mooy doon sa réussir nga jàngee. loolu nag boo amul discipline doo ko mën a def. la motivation c'est ce qui te donne envie la discipline c'est ce qui t'amène loin. te leader da ngaa war a discipliner. gis nga Sénégal le premier intrant du développement c'est la discipline. mais yaa ngi dugg fu garaaw est-ce que xanaa xam nga ko. yaa ngi dugg ci discipline de. te leader boobu kon foog naa discipline financière day ñëw. gestion day ñëw. parce que tamit leader dëgg. jikko war na cee mën a bokk li ñu fi wax yépp mooy nga fexe ba maandu ci alal. ci xaalis dëgg la parce que ñi lay topp ci jikko yooyu la ñuy xool. kon discipline ak motivation am na solo. kon bul xaar Amir mu jox la motivation. bul xaar Bouna jox la motivation mais yow yaa war a motiver sa bopp pour mën a dem. pour ñoom bu ñu demee suba ni ñu doon àndee yow salle di entraîner même bu ñu fi nekkul yow am nga motivation pour dem. man ñi may coacher bu ñu ñëwee loolu laa leen wax. dama naan li ngeen di seet si man nekkul si man mi ngi si yéen. dama leen koy wax rek. ngeen yee ko ak seen bopp. ak seen bopp. c'est ça jeex na waaw parce que ni nga fi waxee développement personnel man li ma ko déggee mooy fàttali ma sa bopp ma wax la yaay kan. kon dafa mel ni sax da nga ko sas jox ko responsabilité moom mu demal boppam. te looloo am solo. looloo am solo nga xamal ko ni. yow la waaw yow la du man. te li ngay gis tey ñuy def di tiim mbooloo di wax. nekkul loo xamante ne tey jii nii ñun ay expert lañ wala. mi ngi si yow. da nga koy yeewu. mi ngi si yow da nga koy yeewu. waaye li ma la devancé mooy l'expérience. parce que ñu wax l'expérience est une base mais la compétence est une finalité. mu ngoo kon loolu laa la rawee te loolu nekk ci man mi ngi ci yow. mais l'expérience tamit ce sont des vécus. tant que dundoo doo ko am. léegi nag faaw nga xam kon ko amul crédit doo woote. exactement jeex na. faaw nga am lu nekk si yow ba pare. nga commencé uti expérience. sànq yaa ngi wax lu am solo. nga ne gis nga leader tamit daa am benn qualité bu exceptionnelle boo xam te ne bu ko amul. du ko mën a nekk. mënoon na nekk qualité première am sax. muy intégrité. da nga war a intègre. maanaam say wax ak say jëf. dañoo war a méngoo. kon ba tey ñu ngi ci parcours ak discours. jeex na. say wax ak say jëf bu ñu méngoowul doo mën a jiite kenn. mais loolu moo ñuy gën a rey. mon frère Abdallah mooy discours rek a fi nekk. mais parcours boobu moo la mën a dimbali nga xool fi may jaar ba ëllëg suñu xoolee gestion bi ma jaar mën maa teg ci kaw. kese mooy sama wax ak samay jëf dañu war a méngoo mooy parcours kon bu rafet laa war a mën a am. kon Abdallah Amir mu ngi may sigaar dañu des ci waxtu bëreetul. léegi fi ñu mën a tàggatoo. mooy wax nga qualité leader yi. waxal nga ñu développement personnel. mais li ci topp mooy damay dégg ñu naan leader ni forcé ni déclaré kon leader kenn du ko forcé kenn du ko déclaré. dafa am li am. y a deux sortes de leaders. y a des leaders nés. am na ñu judduwaale ak leader. xanaa mooy charismatique. ba tey le charisme sax mën nañ koo bokkul. parce que y a des leaders nés. tey boo xoolee ay xale yu foo. di nga gis koo xam ne mooy diriger foo bi. di nga gis koo xam ne mooy naan nañ petit camp. wala nga kenn ñëw mu ne ko yow bokkoo. kooku mi ngi incarné benn leadership te xamu ko. mais leader bu ëpp solo. mooy bi nga xeex ak sa bopp ba doon ko. nga xeex ak sa bopp. ba am ko. ba devenir un leader. charisme bi. le charisme maanaam ñu bëri dañ koy jaawale ak élégance ak charisme bokkul. L'élégance c'est une apparence. Je peux être habillé aujourd'hui en costume cravate. Voilà mon seul costume africain. Mais cela ne signifie pas que je suis charismatique. Le charisme c'est à l'intérieur. Charisme et élégance du ben. Ce sont deux choses différentes.
il faut avoir de la charismatique aussi. boo bëggee nekk du charisme en réalité. boo bëggee nekk un leader. c'est très important. kon charisme dafa am solo. sur le plan vestimentaire da ci bokk. waaw ak yenn yi ngay def yoo xamante ni ku la gis day xool. mu ngoo kon leader image tamit war na ci mën a sàmm image am. balaa ñu laa dégg dañ lay gis dañ lay gis. te on dit que l'habit ne fait pas le moine. mais le moine se reconnaît par l'habit. jeex na. balaa ñu laa dégg dañ lay gis. waaw moo tax benn sorte kii la gëm sa bopp. benn sorte bëgg sa bopp la. ngay defar sa ngay solo ba rafet. ngay solo ba rafet. boo amee ñi nga war a diriger. nga solo ba rafet. loolu da leen di inspirer ñoom it ñu correct. li ngay wax ni discours olof mooy uude ni mu la gisee la lay ëwalee. wax nga dëgg la. uude ni mu la gisee képp la lay ëwalee. kon loolu am na solo. dafa am solo kon sur le charisme parce que ngay dégg léegi ñu diw leader mais diw amul charisme. kon yi nga wax ni. su manqué rek. bu manqué rek. kon yaay liggéey sa bopp. bu manqué daay liggéey sa bopp nag. léegi bu manqué gis nga le président Diomaye ba muy soogay toog. gars yi dañu wax ni amul woon charisme. amul charisme première costume bi mu sol. ñëpp ko encadré bu taxawee. ni mu taxawee waaw ni mu taxawee. mais bi mu ñëwee deuxième fois. nu mu def. parce que affaire bi am na ay coach yu nekk si ginnaaw dinaa ko nag xoolal. oui loolu noonu nga yaakaar ni nekkul si yow. mi ngi si yow. ba pare fi mu toll nii boo ko xoolee barki démb fële ONU mooy président bi gën a influencé ci monde. lu ma gën a metti mooy. oui Sénégal tamit da ngay xam ni am na lu bëri lu manqué. le mal est profond. oui parce que dama gis benn mooy instant bu discours. le président nekkulee woon si kii. pour ko mën a lire ci table bi way ñëpp si loolu lañ attaqué. dégluwuñ sax discours bi. dégluwuñ sax importance bu discours bi am. way damay dugg si TikTok bi di gis ñëpp di def ay reetaan di non mais je me dis qu'est-ce qui se passe dans ce pays. mais mon frère. bi discours bi teguñu ko fa comme ni ñu ko tegulee président yëpp moom ñëpp tegal nañu mais bosam dañu ko faat. mais modeste. bi le président de la république àndal. exactement ak woote bi mu woo mais loolu lan lañ ci mën a jàngal ci leader yi ñëw ëllëg. donc ni gars yi ñu ngi ci ay détails xooluñu sax discours bi nga xamante ni moom la def ak position bi nga xamante ni dëgg la Sénégal mosu ko raté ci wàllu Palestine. mais moom dafa gën a taxaw gën a dëgër ba pare carrément wax carrément kiy tooñ mooy Israël. osé. xoolul Trump toog na xoolul ñeneen ñi toog nañ est-ce que mënuñu woon gën a vocaliser wu ci loolu pas ci yenn détails yi. si loolu lañu war a focaliser wu. ndaxte xam nga man daf ma jàngal dara moom. oui maîtrise en soi. maîtrise en soi dama ko seetlu. waaw parce que mënoon na yuuxu. waaw mënoon na mer. waaw mais modeste bi ba pare yëgal gars yi di sama discours la ñu fàtte teguñu ko fi. la maîtrise en soi dafa am solo man gis nga les présidents yii nii. dama leen di observer di jàng si moom di jàng si ñoom lu bëri. mu ngo mën naa seetaan benn discours ma bindaat si. parce que noonu laay xalaatee. mais dama seetlu si moom benn maîtrise bu am solo. ñëw nga tey sa discours fekkoo ko fa. loo njëkk def mooy da ngaa noppi. xool. ba nga demee ba gis ni gisoo tamit keneen indi ko. nga tourné wax ni sama discours. gisuma ko. ñu daw indi discours bi ba mu ñëwee loolu mënoon na laa perturber. oui. mais tu es resté zen. mais le président de la république su amoon complexe jékki-jékki rek def benn discours noonu comme discours am ñëwul bi mu préparé mu wax nii lan la mën a jur ci wàllu diplomatie Sénégal. mën na yàq lu bëri si bu fekkee ni que parce que xam nga lan parce que ku xam suñu président da nga xam ni ku am bagage la ku intelligent la. ku muus la macha allah exactement mu wax foofu teg discours ci ni mu taxawee tëwul Diomaye. waaw mais su ko defoon lan la mën a yàq. si protocole ak aussi si wàllu diplomatie. parce que du jekku discours bi carrément. xam nga ñun xam nañ ne tey notre président dafa am ay capacité dafa am bopp dafa am ay bagages. oui. amit dafa am lu mu gëm. dafa direct. oui moo tax protocole am solo. parce que moom mën na bind discours am. ba pare ñu ne ko sa discours bi dafa xaw a diis. wàññil ñu ko tey bu ñëwoon day dem si d'une manière instantanée. mën nañu dugalaat tamit si loolu. mais discours bu mu tenir. amul benn président bu tenir discours bu gën a radical. bon. fermeté. je prends mes décisions avec fermeté. je donne ma position avec fermeté. te loolu la ñuy xaar tey si d'un président. surtout Afrique demain bi ñuy xaar. il est digne d'un président. il est digne d'un président. ndey. te fii ak si kanam dinañ si gën a. kon war nañu mën a daal comme ni nga koy waxee nii. kon leadership bi incarné ko yamul ci politicien bi kese. ba ci ñun ñuy wax ci média ñëpp bu ñuy def yenn analyse ñu indi yoo xam ne dafa gën a objectif. dëgg la man gis naa ne waroon na gën a mën a objectif
ni ñuy analyser le président ni mu demee foofu. mu ngo parce que président bu amee défaite. au niveau international Sénégal gi moo am défaite. kon léeg-léeg solidarité bi war na mën a nekk li nga xam dina mën a nekk loo xamante ni dina ñëw. mais responsabilité yi kañ la ko leader di jël kañ la leader comme wax nga charisme bi da ci am solo aussi élégance bi da ci am solo mais kañ la leader di jël décision. mooy foofu la ñuy jeexale mooy décision en soi-même. kañ la koy jël la responsabilité daa nekk lu am solo. waaw parce que gis nga nit ki bu fekkee daa am lu la dal. nga koy jiiñ keneen. oui tu n'es pas encore prêt. pour diriger. waxal ni yow lii nii am c'est moi qui suis fautif. wala lan mooy sama part de responsabilité. tu prends ta responsabilité. bu fekkee ni que yow lépp lu dal da ngay naan kii la. samay collaborateurs ñoo liggéeyul sama ñii ñoo liggéeyul. da ngay juum à chaque fois. ndaxte responsabilité boobu noonu ngay jël. moo tax suba ngay mën a avancer moo tax ngay avancer. responsabilité boobu noonu ngay jël moo tax ngay remettre sa bopp en question. parce que di nga gis leader yoo xam te ne nañ toll foo xam ne dootuñu sax uti xam-xam. ndax dañuy yaakaar ne xam nañ lépp. alors que nit ku xam lépp amul. renforcement de capacité c'est très important da ci bokk. c'est très important ak la capacité. de transmettre des capacités à tes collaborateurs. kon foog nga considérer leen. foog nga considérer pour ngeen mën a développer. exactement parce que gis nga. un leader ne doit pas être tout le temps au devant. nekkul moom rek lañ war a gis. dañoo war a sentir ni kii il forme ses collaborateurs. am nga say collaborateurs am nga capacité yu nekk ci yow former leen. oui ñun formation dafa am solo fépp. dafa am solo ci li entrepreneur bi day formé wu. waroon nañu am temps bu gudd. waaw non dinañ amaat temps man dinaa ñaan gars yi ñu am benn émission spéciale. boo xam ne en développement personnel. chaque jour bu ñu ñëwee ñu xam ni lii la ñuy waxtaanee ma ak yow. waaw mën na nekk parce que boo xoolee fu ñu dëkk tamit Kër Massar soxla nañ ko. waaw man dama bëgg Kër Massar au lieu que ñu nekk ci débat di wax ak politiciens yi kese mais nañu ko ubbi nañu wax ak économistes yi nañu wax ak commerçants yi. nañu dem ci nawetaan yi nañu wax ak ñoom ba pare la jeunesse nañ leen may espace ci médiatique bi. man loolu bokk na sama premier combat la jeunesse. ñu may leen comme nit ñi dañ ma koy laaj dañu ma non yow léegi sa invité yi ma ne leen non man du politiciens yi kese ñoo am place sa man cercle des idées la cercle des idées nag damay xalaatal bépp ndaw rawatina ndaw ñi ñu mën a am espace boo xam ne espace bu yaatu la. léegi nag kon décision yooyu. dafa nekk loo xamante ni tey kon leader bi bu koy jël dafay nekk loo xam du gaaw kon warut a hésiter. kon li nga fi wax léegi mooy war na mën a gérer li nga xamante ni mooy temps wam heure am. la gestion du temps c'est quelque chose ba nga xamante ne au-delà même du leadership. du leadership lu am solo. ndax tey si tu n'as pas la capacité de pouvoir gérer ton temps. doo dugg si lu baax. oui ndaxte boo xamul ni heure bii nii. moo tax sa journée dee ko planifier avant. hier. ngay planifier tey sa journée. toog a ñëw tey war naa def émission à telle heure. heure bii laa war a yeewu su ma yeewu war naa julli su ma jullee war naa wérde. su ma wérdee war naa dem defi sport. tu planifies ta journée. boo xëyee nga lire sa journée. textuellement. nga def ko. kon daal planification dafa am solo. bon looloo lay yóbbu si la gestion du temps. gestion du temps et celui qui ne sait pas gérer son temps ne saura pas gérer son entourage. da nga may fàttali benn poème arabe. Ibrul Xays. papa ji dafa gaañu bi mu gaañoo mu yor biteelu sàngara. gaa yi yëpp ne ko non sa papa dafa gaañu mu mel ni ku leen déggul gaa yi bi ñu ko sonalee di wax fekk yor na sàngara ba si yàgg mu ne tey sàngara la mais suba yeneen mbir la. léegi xam nga lan la def ci esprit mooy temps bi ma am naan sàngara sam papa temps moom mooy gaañu na. mën naa ko préparer suba wala pour ma paree waaye tey li ma tal moom mooy sàngara. kon gestion waaw mu ngoo kon gestion du temps. dafa am foofu kii. léegi kàddu yu mujj yi ngay def mooy lan mooy problème mu leader yi nekk fii tey ci opposition bi. ak problème bi nekk leader yi nekk ci nguur parti au pouvoir lan mooy problème bi parce que soo gisee leader yi nekk ci opposition bi chaque jour débat personnel orientation politique yi doo leen fa gis débat personnel daal la ñuy def ba premier ministre bu génnee dem Siin wala mu dem fenn ci moom rek la ñuy dellu ci ay débat personnel la ñuy dellu mais pourquoi lan mooy différence entre leader yi nekk parti au pouvoir ak leader yi nekk ci opposition bi en tant que coach. loo lay différencier. deux choses. amuñ xam-xam. ñu nekk. wala wanaguñ seen xam-xam. ñu nekk ci opposition oui parce que tey lan nga doon déggee seen xam-xam ñu wane ko. ñu bëri dañuy jéem a copier le premier ministre lu mu def. ñu bëri boo xoolee dañ ñoom ci moom la ñuy jéem a roy. te xamuñ ni moom ba mu ñëwee il a écrit un livre.
wàccee xam-xamam si livre wan la leen ni xool leen fii c'est quelque chose de palpable lu ñu mën a téye lu ñu mën a xool lu ñu mën a gis. kon joxe na benn modèle. joxe na benn modèle ba pare. ñëw indi parcours am. parcours. indi na capacité. indi parcours am. ba pare. doo ko dugg si débat yi. te moom sax bu doon débat dem assemblée. il a tenu des discours yoo xamante ne ba tey jii boo ko dégloo da ngay sentir impact. il a su en réalité parler avec beaucoup de personnes. Il a su en réalité nous montrer les failles du gouvernement ou bien les failles nan la gestion bu gouvernement bi doon def. léegi ñu nekkatuñ ci loolu. boo xoolee le débat est très bas. waaw. le débat est très bas. Ousmane Sonko lii la sol. man ma gisee ñu naan lii jasineer yi. je me suis dit qu'est-ce qui se passe dans ce pays. lii la ñuy doxee. nii la ñuy waxee. lu tax muy dem fii. lu tax muy jël avion bi di dem. lu tax lii lu tax tapis rouge. waaw non c'est bizarre. débat yi dafa baax quoi. c'est trop bas sénégalais kon moom comme ni mu nekkee woon ak waa Pastef la ñuy xaar mooy débat d'idée. waaw problème mu Azer bi nga teg ci table bi. indi li nga ci xam. parce que Jean Michel bi mu génnee carrément en tant que responsable dafa ne li ñuy wax yëpp jamono président Macky Sall mais ku koy weddi da nga war a mën a indi ay débat. Ousmane Sonko lu mu indi woon Sine contrat bi ñu war a am ak fële nu mu tuddati mu ñu demoon Turquie ak président de la République lu mu am fii. dëgg la mu ngo kon loolu mooy différence bi mooy débat bi moo baax. débat bi moo baax ak niveau intellectuel bi aussi. parfois je doute même du niveau intellectuel. des hommes qui sont dans le bout. parce que ñoom dañu jàpp ni tey affaire bi dem ci plateau télé yi la posté Facebook loolu mooy affaire. mais débat bi war na gën a mën a yëkkatiku quoi. non dafa mu yëkkatiku. ñu gis nga naa la wax dara. waaw. fii nii ñu jëm. actuellement. homme politique. bu amul xam-xam. c'est foutu. jeex na ndax kenn du la dégg. kon li nga doon wax sànq mooy ñëw mooy formation bi. ak sa collaboration yi ngay fexe di discuter ak ñoom. exactement ñu am benn formation. bi nga leen di defal. c'est très important. lan ngay tàggatoo. kàddu yu mujj muy waa mouvement. nu mu tuddati sax. MKD bu Moustapha Mbengue Junior. mu ngoog lan ngay tàggoo mënuma ñëw fii te mënoo wax ci ñoom te du ma wax ci ñoom tamit. di ko nuyu en réalité suñu leader. Moustapha Mbengue Junior. mu nekk tamit qualité yi may wax. qualité leader yu bëri am na ko. man dama naan ko waroo nekk politicien sax yow da nga war a yam rek ci jàngale bi quoi. parce que man dafay am jikko yoo xamante ni daf may jaaxal trop ba ma ko gisee ci seen politique bi. il est comme ça. il est comme ça. Il a de ses qualités dignes d'un leader en réalité. Oui, ak respect bi mu jox nit ñi. ak respect bi ak aussi esprit partage bi nga xamante ne am na ko. nu muy tamit former ay nitam. nu muy toogee pour épanouissement wu ñi mu jiite. loolu yëpp ce sont des qualités qu'on cherche ou bien qu'on voit sur lui. te wax naa ko peut-être benn jour wax naa ko nee naa ko. man su ma gisee benn qualité ci yow dama koy wax. parce que tamit noonu la nit da ngay au fur et à mesure. M4D mi ngi tudd dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi. te dëkk ci dëkk bi ñoo dëkk ci dëkk bi ay nit. ñuy war a defar dëkk bi tamit ay nit lañ. donc pour nga defar dëkk bi faaw nga defar nit ñi. ba pare moo tax M4D seen credo mooy la formation des jeunes d'abord. pour le développement du pays. parce que mooy relève demain bi. exactement moo tax. ñoom dañuy gën a focaliser wu sur la formation des jeunes. boo xoolee MKD jeunes yu fa nekk ñëpp. am nañ ci ay formation yu nekk ñu ngi dem defi formation en transformation. et cetera. c'est ça en réalité le credo du mouvement MKD. et looloo ko différencier ak mouvement yu bëri. parce que nekkul mouvement parce que man dama gis ñu juddu woon ak ñi ko jiitu woon ñëpp. seeni mouvement dee nañ mais moom ba léegi mi ngi existé. waaw parce que li nga ci wax dafa am solo muy formation bi. parce que même bu demoon ba nar a ndërmbeelu sax dañuy am jeunes yi nga xamante ne am na lu ñu leen formé. relever moo tax man le leader doit avoir cette capacité là. de pouvoir faire émettre. ou bien de pouvoir transmettre les compétences à ses collaborateurs. parce que loolooy tax boo demee ba nar a ndërmbeelu leader mën nga xëy fay ba. waaw. mais bu fekkee liggéey yow tey ci say collaborateurs. doo leen mën a relever. dëgg la kon léegi affaire bi nekkul rek yow yaa mën. du yow kese mais da ngay def ci li fi nga bëgg a jëm. muy vision bi ñeneen ñi dañuy xam projet bi mën koo continuer. mën see ànd ak yow yéen esprit boobu ngeen di dundee. esprit boobu lañ war a kiiwee. itam maa ngi war a def benn conférence. benn panel samedi bi sur le leadership. mu ngoog xam naa ni man maa ngi leen si invité. waaw kon baax na amul problème. dinañ jokkoo te dinaa fexe déglu. defaale sama contribution incha allah. non man moom amoon naa mbégte ak kontaante. dalal la tey fii si International Média TV. IM Télé. cercle des idées foog naa tey comme li ñuy wax.
cercle des idées bi lenn la woon mooy développement personnel. dindi nañ ci lu bëri surtout qualité leader bi. parce que Sénégal ku jug ne leader la. dëgg la ñaari fan ñett nga fay. te wax nga li koy waral. mooy formation dafa am solo bu baax. ba pare tamit affaire bi bul jàpp ni yow rek yaa mën a doxal projet bi. mais buuna tey da cee bokk. kooku buur la sama yaay buur la macha allah ak sama papa tamit. waaw El Hadj Malick Diop. El Hadj Malick Diop mu nekk ku jàbbaare man mooy sama idole. man mooy sama idole parce que lu bëri dama koy. parce que nit da ngay am modèle. waaw mu doon sa idole. man mooy sama idole. way jeex na wóoruma leneen feneen. sama papa mooy sama idole. te macha allah yàlla na fi yàlla yàggal ko fi bu baax. amiin incha allah amiin incha allah. nuyul ñu ko bu baax a baax. dinañ ko dégg bi waaw parce que lii tamit dafay firiwaat li ñu fi doon wax sànq. mooy yéen coach su développement personnel yi. waaw seen liggéey lu koy gën a amal solo. mooy nit ki bu amee éducation de base. muy discipline boobu. parce que discipline dafa am solo. am na benn coupe du monde lan moo ñu rey ñaari carton ay problème mu discipline. sanction moom moo ñu génnee ci coupe du monde boobu. bi ñu xoolee ñun ak équipe bi ñu xoolee carrément ñu xool ne Sénégal. bu ñu xoolee côté discipline ñële ñoo leen gën a am discipline ci dañu éliminer li nga xamante ne Sénégal. amaana ma jox la benn exemple. mu ngoog terminé ko les pays asiatiques. oui. tey boo xoolee la Chine boo mooy dëkk pays boo xam ne amaana moo gën a am émergence bu incommensurable. oui lenn moo ko may. la discipline. damay seetaat benn vidéo. ci YouTube. documentaire. oui mais xool xale yu Chine du ñuy jàngee. mais ñoom seen premier cours yi. seen moroomu élève moo leen koy defaral. cours de 45 minutes. mais mooy gën a am organisation ñun suñu cours yoo xam ne ay professeurs ñoo koy jox. xam ni 2 heures de temps lay jël. nga xam ni comme ñun fuñ toll. ak ñii fuñ toll te pourtant suite bii nii ñuy wax. moom mooy premier kiiwu commerce de. c'est-à-dire ñoom ñooy gën a am revenu ci commerce. ñun fan lañ nekk. ñun amuñ dara. te ñoom ñoo discipliné ñun discipliné wu. kon nañ xoolaat taxawaay. merci amoon nañ mbégte ak kontaante nga wax lu am solo nag man loo xam ne neex na ma trop ci la ñuy tàggatoo mooy suñu yaay boobu nga wax. maman Soumaré ak suñu pape monsieur Diop. parce que tamit loolu dafa am solo te ni nga ko fàttalee tey. damay wax ni bépp jeune. bu bëgg a buntu réussir. na nga respecté sa yaay ak sa papa. fi mu toll nii. bépp te ñun mondialisation. loolu la ñuy jéem a génnee suñu xel. pour wane ni gars yi lu ñuy wax naan ay barke baay. wërsëgu ndey yooyu amul dañ koy bëgg génnee suñu xel mais képp koo xamante ni yaa ngi ci yenn difficulté yi. li la ciy génnee dëgg-dëgg. mooy sa yaay moo la ciy génnee kon nañu gën a respecté suñu parents yi. wax nga lu am solo. kon cercle des idées lii la indi woon tey. maa ngi dalaloon tey suma frère le coach Amadou Diop nekk ci Kër Massar Sud bokk ci mouvement président moom dina mën doon MKD bu nekk Kër Massar Sud Moustapha Mbengue Junior maa ngi gërëm buuna mi nekkoon ci technique bi ak Amir gërëm Dame mi nga xamante ni moo gën a facile ñu mën a réaliser li nga xamante ni mooy émission bi di wax ni cercle des idées ci beneen numéro ak beneen invité merci mon frère merci kontaan noonu nañ trop